moom professeur Babacar Mbaye di ku yëngu ci tradition orale waaw ñun ñi jàng histoire dañ leen di côtoyer toujours parce que li ñuy jàng ci këyit yi 10% rek la 90% yëpp kenn bind ko te ñoom ñoo ko amee moo tax dafa laaj ñu leen di jege pour xam ci lu bari ba tax na kon professeur Babacar mbooloo maa ngi noonu bëgg a xam kan mooy Cheikh Al Hadj Omar radiyallahu ta'ala anhu loo ci mën rek incha allah nga def ko ñu ngi lay déglu incha allah. Na'uuzu billahi samil alimi min ash-shaytani ar-rajim al-la'ini zil udwani. Na'uuzu billahi min sharri ghazazilin iblisu la'natullahi alayhi. Bismillahi qahran al-qaa'ili fi kitabihi al-azizi wa huwa al-qaahiru fawqa ibadihi. Ar-rahmani nasran al-qaa'ili fi kitabihi al-azizi nasrun min allahi wa fathun qaribun wa bashiril muminin. Ar-rahimi yusran al-qaa'ili fi kitabihi al-azizi sayaj'alu llah ba'da usri yusran. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala man arsalahu llahu rahmatan hudan lil alamin sayyidina wa mawlana muhammad ibni abdillah alfatixi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa nasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqimi tibbi alqulubi wa dawaiha wa aafiyati alabdaani wa shifaiha wa nuuri alabsaari wa diyaiha wa quuti alarwaaxi wa sharaabiha wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim wa baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. yéen mbokki jàmm gën ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu àq parce que coono yi metti na lool temps aussi cher na lool fa tabaarakallaahu ñuy jiital suñu nuyoo nag al imaamul akbar bi fi jóge léegi ndax dañu wax ni wa li kulli qawmin haad, à tout peuple un guide. ay kanaara sax bu ñu àndee di nga gis benn jiitu yi ci des topp ci gannaawam te imam ci quartier mooy agent secret yàlla ca quartier ba. imam rek la yàlla may sañ-sañu ñu tëral néew ni ko kaay jullee ko mu ni lànk naa bu ñu ko laajee lu tax nga lànk mu ne ah maa ngi moom noo dëkk ci koñ bi masuma ko gis mu tàbbi ci sama jàkka julli kon duma ko jullee imam dong nga sañ loolu. kon fa tabaarakallaahu ñi ngi jël suñu nuyoo di teg ci loxo imam mu tasaare ko diine ji. gannaaw loolu ñuy nuyu fa tabaarakallaahu ci turu daayire bi président bi nga xamante ni lotte na lu ne pour programme bi taxaw. di ko nuyu di ko wax ni ko suñu nuyoo nag nu ko tasaareel ci membre yi benn par benn. di nuyu aussi fa tabaarakallaahu kilifa gox bi nga xam ni mooy monsieur le maire di ko jox moom tamit wàccuwaayam parce que noonu rek la àdduna mës a doxe ndax ñaari kilifaa fi nekk imaamu koñ bi ak chef de quartier bi ak monsieur le maire ñii ñoo yor diine ñii administrativement ñooy administrer koñ bi kon ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay. avant tout aussi jataay yu mel nii ñaar rek moo fay feeñ mooy ñu jox ñu lu ñu bégee mooy li suñu mbokk waykat yi def léegi ak aussi ñu jox ñu lu ñu dunde mooy li Jibril def léegi te ñun tamit ñu koy waaj a def parce que jataay bi il faut que ñu joxe lu ñu bégee te mooy li dundal xol yi te mbokk yi def ko fi
mooy li ñuy tuddee mélodie divine ci la bokk moom ngeen xëccoo léegi tabaarakallaahu yal na yàlla wéral seeni bar ak li nga xam ne dañ ko war a génne pour buñ fi jógee ñu mën ko dunde di nuyu fa tabaarakallaahu le xalif général des Tijanes muy Serigne Babacar Sy Mansour ak xadratul malikiye yépp di nuyu le xalif général de la famille omarienne muy Cerno Bachir Tall ak fa tabaarakallaahu Cerno Madani di xaadimul xadarati bu ñu ci jógee di ci teg suñu bunt nun ci Cheikh Alxaaji Omarul Fuuti muy Cheikh Ahmed Tijani Tall Maki Muntaga Daha Cheikh Oumar Tall seen bis bii kat démb bi ma président bi di woo mag moom noo yendu ñi ngi toog ma ne ko de xam naa du ma mën a dellu Tiwaawan mais su ma paree foofu danaa ñëw fanaan ak yéen ba vendredi bi incha allah ñu def programme d'ouverture bi moom Cheikh Ahmed Tidiane Tall Maki Muntaga Daha ma ne ko sëriñ bi geenu golo wolof moo ko wax gudd na lool waaye loo ca laal man du ma wax tey borom yëg ko mais damay wax ni borom daf koo war a yëg waa jàmm gën kat dañoo def lu rëy organiser colonie de vacances pour bañ xale yi taxawaalu pour bañ xale yi aussi tasaaroo dem ci géej gi wala leneen c'est une excellente idée waaye ñu jël nag parrainage bi parrainé ko Cheikh El Hadj Omarul Foutiou Tall sa maam moom la ma téléphone bi léegi di sonné mu ni nag leen wax ni leen kontaan naa ci bég naa ci te fa tabaarakallaahu dinaa ci ñaan te na nga leen wax ni leen seen séance yi ñu koy def bis bu ñuy clôturer nañ ma ko teel a wax ma date bi man maay ñëw ànd ak yow clôturer ko fa tabaarakallaahu tuutiwul deretu Cheikh Omar ni leen bis bu ngeen eggee ci clôture man danaa ñëw clôturer ko loolu nag jàmm gën moomatu ko loolu jàmm gën moomatu ko loolu moom tous les quartiers environnants jàmm gën dañu war a jot ci message boobu pour bis buy ñëw ngeen génne bis bi fa tabaarakallaahu dana doon luy dundal gox bi léegi balaa may ñëw ci tànt bi jokkoo nañu ci téléphone lu yàgg kon lii ñor na ko moom wóor na ko moom kon fa tabaarakallaahu yàlla xam na ni ci woyafam ci mbaaxam ci bëgg maamam bu dul woon xat-xat day ñëw ubbi ko bàyyi nu nu doxal bu tëj ko jotee mu ñëw waaye loolu rek war na doy te message boobu fokk ñu jàlle la ko fa tabaarakallaahu di nuyu aussi média bi mooy ñi ñu fi fekk dafa naa nu mu tuddee ci sax M2S xaw noonu la tudd 3SA voilà ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara parce que aussi média yombul waaw média moom yombul parce que lépp lu laal ci wàllu information rek yombul te lu sensible la kon bu ko defee yàlla moo wax ni subhaanahu wa taala fu ngeen fekk information joxe leen waaye nag na ko dëgg lal waaw fu ngeen fekk information yàlla nee na joxe leen waaye na tegu ci dëgg kon ñu ngi leen di ñaax ci loolu te di leen nuyu di leen tatagal di ci teg aussi Kabir TV Modou le caméraman mu ngi nii nga xam ni wax dëgg yàlla njaboot la ci Mouhamed Kabir Sène di seen mbokku tàggatu yonent bi moo ko fi yabal fa tabaarakallaahu moom ma nga ba États-Unis mais mu ngi suivre jataay bi te it Cheikh Omar daf ko ñor te Cheikh Ahmed Tidiane Tall mii ñu tudd di sëtu Cheikh El Hadj Omarul Foutiou mooy buntam moom Kabir Mouhamed Kabir Sène ci Cheikh Omar fa tabaarakallaahu kon ñu ngi nuyu média bi di nuyu aussi suñu mbokk daara suñu xarit suñu lépp fa tabaarakallaahu mooy Sina Jibril mii danaa ñëw ci moom waaye léegi rek
dama fi gis grand Camara nga xamante ni goro la ci ñun tabarakallahu noo ko may soxna mais lu jiitu loolu bi may nekk sous embauche parce que j'ai fait 8 ans d'embauche bokk nañu nekk ci benn milieu pendant 2 ans yoo xamante ni Camara lépp lu muy liggéey bu julli jotee bàyyi na ko ñëw topp ci sama gannaaw ñu julli pendant 2 ans 2 ans après ma toll fii ñu ni ma day bëgg sa jarbaat ma ni may leen ko kooku xam naa ko ci fonk liggéey ci jullite ci bëgg boppam ci lépp kon bu ñu ñëwee jàmm gën tey tase feek moom dafay jaadu ñu jox ko wàccuwaayam waaye Seydina Jibril mi fa tabaarakallaahu maa ngi gis ñu koy présenté naan ko oustaz waaw maa ngi gis ñu koy présenté naan ko oustaz parce que l'habit aussi ne fait pas le moine mu teg koppati def kaftaan alors que day laqatu parce qu'il fait partie aussi des intellectuels de ce pays ndax c'est un documentaliste c'est un archiviste et il fait partie des meilleurs de ce pays li mu wax aussi ni mooy moo indi sama xamante ak moom mooy daf ma déglu ci benn émission rajo bu ma def ko ci la grande bataille de Paoskoto dans le bas-fond de Pathé Badiate nga xam ni jihaatu tafsir Maba Jaxu Bala ak mbooleem kilifa diine yi ko jàppale woon fekk si ko bi mu ko dégloo moom ndeysaan mu def yitte contacté ma yemul ci loolu mu fekk ma ba Tiwaawan ni ma parce que histoire orale ak aussi histoire écrite bi nga xam ne moo nekk ci archives yi te muy suñu domaine ñun benn mënul dem bàyyi moroomam mburoog dute la te il a parfaitement raison parce que qad yujadu fi nahri ma la yujadu fi bahri waaw qad yujadu fi nahri ma la yujadu fi bahri bari na loo xamante ni di nga ko fekk ci histoire orale te boo duggee ci archives yi doo ko fa fekk ndokk il en est conscient bokk na ci jeunes intellectuels yi nga xam ni c'est des archivistes de formation c'est des documentalistes de formation yu njëkk a gëm loolu boole ci aussi amee tradition daara puisque léegi la may présenter imam bi ni ma Laxdari ba Misbaaxu Salik moo ma ko jàngal kon fa tabaarakallaahu diine merewu ko yal na yàlla barkeel xam-xam bi ci zahir ak ci baatin fa tabaarakallaahu di nuyu aussi cellule féminine mooy soxna yi ndax li benn waay wax keroog ni nuyu naa jigéen ñi fukki yoon nuyu góor ñi benn yoon waaw benn waay ko wax keroog de waaye nag li mu wax dañ ciy ànd ak moom lu tax parce que ñoom dëgg-dëgg ay jàmbaar lañu ndax lépp loo xamante nii rek ñi ngi koy organiser booy seet buñ ca génnee seen loxo dana sooxe buñ ca tegee seen loxo nag nga gis yàlla fekk leen ca kon ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay yàlla na ngeen barkeel di nuyu aussi jeunesse bi parce que mooy xale yi ñu fi dajale yàlla na yàlla barkeel leen yàlla na yàlla may leen xam-xam ci barke rabbi zidni ilman waaye ci barke wattaqullaha wa yuallimukumullah kon fa tabarakallahu yàlla na yàlla def leen ay ndaw te ñuy ndaw yu am ñam yàlla jox leen aussi xam-xam fa tabarakallahu di nuyu aussi dëkkandoo yi ak waa koñ bi parce que aussi ci sama plume mani quand l'éducation souffre interrogez l'ignorance quand l'éducation souffre interrogez l'ignorance moom la Serigne Cheikh Tidiane si wax ni l'ignorance n'est pas forcément l'absence d'une culture mais les éléments d'une culture dont on ne se sert plus est aussi un signe inquiétant de l'ignorance
kon nañu xam ni li ñu war a njëkk a combattre mooy ignorance parce que képp ku sàggan ba tàbbi ci ignorance mooy yow sànq nga sa dund puisque di nga xañ sa bopp xam-xam te ku xañ sa bopp xam-xam doo mën a jaamu sa borom parce que taarifuun yi la wax qabla an voilà kon nañu xam ni li ñu njëkk a ko war a combattre ci société mooy ignorance te bi ci gën a garaaw nag mooy jigéen góor sax garaaw na mais jigéen parce que dañu wax ni bu ñu sàgganee ba jigéen tàbbi ci ignorance maanaam sànq nañu toute une génération parce que jigéen mooy meññant donc bu ñu sàgganee ba jigéen dévier vers l'ignorance ñu ni bu boobaa nañu wóor ni sànq nañu des générations kon fa tabaarakallaahu lii lu ama am solo la donc ñu ni li koy waral mooy jéem a xool aussi parce que tàmm nañu di tuumaal jamono te laa tasubbu dëhra ndax fa inna dëhra huwa Allah nañu moytu di tuumaal jamono puisque jamono mooy yàlla pourquoi parce que dañu wax ni adduna bi musul changé dafa laaj déggin parce que jant bi fa mu daan xëyee ba tey fa lay xëyee fa mu daan sowe ba tey fa lay sowe waxtu yi nga xam ne ci lañu daan jaamu suñu yàlla mooy ci jàkka ji muy ca église ba léegi dara changé wu ci alquran ji mag ña daan jàng ca yonent bi ba fii ñu toog man de gisaguma ñu rax ci dara wala ñu génne ci dara changé gu ñoom tur yàlla yan daan jëfandikoo ba léegi mi ngi fi yóbbaale wuñ ko de xam nga lan la jikko lan nu gën jikko lan nu gën moo tax ñu ni nanu góorgóorlu parce que dama koy wax l'individu est malade soignez la société l'individu est malade soignez la société est malade soignez l'individu loolu nekk na lu yéeme lu jar a bàyyi xel puisque jamono masul changé waaye nag mag ñi nga xamante ni romb nañu ñoom gën nu jikko moo tax nu gën nu jamono kon ñu bàyyi ci xel lu ama am solo la bi ci des mooy fa tabarakallahu ci wàllu éducation mooy wàllu njàng parce que réew mu la gën jeunesse moo la gën futur te jeunesse li koy dimbali mooy d'abord njàng parce que xam-xam moom tuutiwul fànn bu mën a doon ndax boroom xam-xam ba ban ko laajee def ni le savoir est un seuls les ignorants l'ont dispersé Albert Einstein xam-xam benn la le savoir est un seuls les ignorants l'ont dispersé d'accord nañu nag ci li ñu wax sonne daara baax na lool parce que aw njàng baax na sonne daara baax na dina tax loo gis xam ko sonne daara baax na parce que aw njàng dina tax loo gis xam ko mais tamit liggéeyal sa kilifa ba am ngërëmam te kilifa nag kenn jiituwu ci ndey ak baay waajur loola nag moo ëppati solo parce que dina tax loo bëgg a def ko loo bëgg it man ko kon ñu xam ni njàng d'abord parce que moo yore jeunesse mais aussi tamit moo yore futur réew mu mën a doon li ñuy wax naan wan ma sa jeunesse moo wan la sa futur loolu jar na bàyyi xel su ko defee ñu xam ni mag ñi fi Jibril cité ñépp
ci xam-xam lañu sukkandiku d'abord sonne daara ba yàlla may leen xam-xam bu sell te dëppook sunna ñu wëlbatiku daal di jël seen bopp jébbal yàlla ci ay fokk guddi ci takkook jëf yu sell ci ay ibaadaat ci ay xalawaatu rabbaani ci yooyu yépp nga xamante ci la ñu demee ba seen ruux màgg fa in tafuqil anaama wa anta minhum inna miska baadu dammil ghazal li tax nga bokk ci nit ñi ba pare wëlbatiku gën leen c'est une question lan moo tax yow nga bokk ci nit ñi di nit ni ñoom ba pare wëlbatiku génn ci ñoom gën leen ñu ni c'est très simple la réponse est c'est parce que dañu jaar ak yow fu ñu jaarul ak ñooñu ndax inna miska baadu dammil ghazal ñu ni laj ko lañ bi ñuy woowee misk ñu ngi koy defere deretu kéwél buñ ko jaareele ci laboratoire génne ca gët la ca des bu fanaanee boo ko jubee doo ko mën a noyyu te pourtant fa lañ ko roccee moo tax mu ni fa in tafuqil anaama wa anta minhum inna miska ba'da dammil ghazal li tax nga bokk ci nit ñi ba pare génn ci ñoom gën leen c'est parce que dañu jaar ak yow fu ñu jaarul ak ñoom te loola kat xam-xam rek moo ko mën a maye. moo tax teel a xiir ndaw ci xam-xam lu ama am solo la su ko defee mag ñi ñu mu fi tudd seen départ yépp njàng la ak xam-xam mu tudd Cheikh El Hadj Omarul Foutiyou Tall nga xam ni moom mooy parrain bi ndeysaan ponkal moomu nga xamante ni suñ la laajee nii rek bref kan mooy Cheikh El Hadj Omarul Foutiyou nga ni kooku turam dafa firi dundam turam dafa firi dundam moom Cheikh El Hadj Omarul Foutiyou waaw parce que Omar dañu wax ni lettre bu njëkk bi ayni min till la ñu ne ayni min till kat poids mystique am 70 la ñu ne ah Cheikh Omar dund na 70 ans. 70 ans la dund ci 70 bi ñu ne ah 70 boobu kat def na 66 xalawaat def na 66 xalawaat officiellement Cheikh Omar def na 66 xalwa ci dundam officiellement ñu ni officieusement kat mujj na ci dolli ñeenti xalwa muy 70 xalawaat ñu ni parce que allahu 66 la boo jëlee ñeenti lettres yi teg ko ci 66 looy am ah ba tey ay ni mintil gi ñu ni waaw parce que ay ni mintil gi ñu ne ala kawe na moom Cheikh El Hadj Omarul Fouti ala kulli waliyin fi zamanihi moom Cheikh Oumar kawe na bépp waliyu bu mu tombeel jamono walam yakun ahadun mislahu kenn ci ñoom seenul pëndëm ba di ko dab ci ay ni min tilli fa tabarakallahu ñu ni mim bi ñu ni ah Cheikh El Hadj Omar kat def na 40 guerres saintes officiellement def na 40 guerres saintes ñu ni waaw ñeent fukki xare yooyu ñu ni mim bi ma min waliyin illa wa yastafidu min bahrihi amul benn waliyu bu dajeek Cheikh Omar fekk naanoo ci géeji leeram yi amul du ma ni Sénégal mais wëral Afrique ma min waliyin illa wa yastafidu fi bahrihi illa wa yastafidu min bahrihi amul benn waliyu bu yàlla bind dajeek Cheikh Omar te naanoo ci géeji leeram yi fa tabarakallahu ñu ni la raagi ñu ni ah def na 200 taalif barki démb benn boroom xam-xam woo na ma du tijaan nag mu ni ma dama dégg nga jàngale ni Cheikh Omar def na 200 taalif ma ne ko waaw def na 200 taalif mu ni ma sawaay loolu bari na de
ma ne ko il faut que ngeen xam ni qawaid yi ci la bokk mooy traité yi mu daan def mu ni ma qawaid yi ci la bokk ma ne ko waaw mu ni ma d'accord naa donc Cheikh El Hadj Omar turam d'abord dafa firi dundam turam dafa firi dundam nga xamante ni 200 taalif yooyu li tax muy jaaxal doomu aadama yi mooy Cheikh Omar muddata xayaatihi noppaluwul muddata xayaatihi noppatuwul bëri na lu ci mbindam loo xamante ni daf ko def nii en marchant di dox di taalif di dox di bind mais kooku c'est un surhomme tabaarakallaahu ñu ni waaw kooku li muy ponkal mais moom neewul lay rek cëpp doon li mu doon Cheikh Omar tëbul rek doon li mu doon dafa jaar fi ñépp di jaar gannaaw parce que ci njàng lañ nekk parce que xale yi il faut que ñu xam ni il faut que ñu leen di motiver di leen wan ni leen njàng avant tout bien que sax wax nañu ni al ilmu mawhibatun qabla an yakuna ilman xam-xam dinañ ko maye sax lu jiitu nit di judd waaye nag njàng mën da ñàkk parce que dafa mel ni boo sonnewul daara même bu xam-xam ñëwee ragal yàlla du ko tungoom donte xam-xam dinañ ko maye sax lu jiitu ngay judd waaye nag ñoom dañoo sonne daara pour am li ñu am dañoo sonne daara pour doon li ñu doon Cheikh Omar ñëw na àddina am na 5 ans bu ñuy wax coon na xiraa xamaat ci biir xalwaar coon na xiraa xamaat moo ko jàngal alquran sonn ci moom lool histoire bi ngeen di dégg ñu ni dafa toog ci sëriñ bi tooñ ko daf ko tooñ daf ko taquiner par des taquins parce que ndejaayam la waaw Cheikhu ndax mën ngaa wàññi parce que sëriñ daara yi dañ koy def moom xam na li ma wax ñu indil la xale bu ndaw tout tànk nga bëgg a seet ndax mat na dal daara wala déet nga ni ndax mën ngaa wàññi Cheikhu ni ko waaw mën naa wàññi mu ni ko waaw wàññal ma dégg Cheikhu ni benn ba pare ni tekk mu ni ko waaw doo progresser wàññi xanaa yamul ci benn wàññi yamul ci benn mu ni ko déet bala ñuy xam benn kay bala ñuy xam ñaar nañu xam benn ba pare moom Cheikh El Hadj Omarul Fouti 5 ans goneb 5 ans sëriñ bi ko war a dalal jàng la defal échange bii may wax ci 5 ans ndax Cheikhu mën ngaa wàññi mu ni ko waaw mu ni wàññil ma dégg mu ni benn ba pare taxaw mu ni ko waaw wàññi yamul ci benn xanaa di nga dem mu ni ko déet bala ñoo dem ci ñaar xam benn mu ni ko man de benn rek laa ci xam mu ni ko benn nag moo représenté wahdaniyatullah ci xaleb 5 ans mooy kenn yàlla gi mooy alif ñu ni foofu nag sax du waxu jataay bi waaye génn na fa sirrul alif nga bind alif muy 111 nga dem ci lasmaul xusna mu jox la kaafi ak leneen ak leneen ak leneen fa tabaarakallaahu ci xaleb 5 ans mu ni ñaar 2 daal di taxaw mu ni ko da nga dul dem mu ni ko déet bala ñoo xam ñett ñu xam ñaar mu ni ko ñaar de ñaar rek laa ci xam mu ni ko ñaar moo représenté dualité te bu ñu dualité góor ak jigéen dualité safara aljanna lu tàng lu sedd mu moo représenté dualité góor jigéen góor ak jigéen
yàlla sax wax na ko kullu shay'in xalaqnaahu zawjayni. même yàlla li ngay gis nii lépp gars yi dañuy interroger parfois seen xalaat di ci dem di ci ba mu profond mais c'est très simple yàlla li muy bind couple la koy bind wàcce ko loola nag di multiplier wu mu ni ko ñaar moo représenté dualité fa tabaarakallaahu mu dem ci ñett topp ko mu ni ko ñett moo représenté ñetti lumière yi ngay gis mooy leeru jant bi ak leeru weer wi ak la lumière divine mu ni ko moo représenté aussi le ciel la terre les océans parce que loolu mooy àdduna asamaan suuf mais aussi ndox mi ko wër moom lañ doon wax léegi man ak yow jant bi ak weer wi mooy calendrier lunaire ak calendrier solaire bi léegi laa koy wax ak moom naan ko soo jaaree ci ñi def jàng ilmu nujum dañuy wax ni téeméeri at xarnu bu ne weer wi dana lekk ci jant bi ñetti at léegi laa koy wax ak moom ñu ciy échange mu ne ko ñett moo représenté ñetti lumière yooyu wante tam moo représenté adduna ak li nga xamante ni moo nekk ci biiram mooy le ciel la terre les océans asamaan suuf ak ndox mi wër adduna mu ne ko ñeent dafa taxaw ci ñeenti xibla yi mais dafa taxaw aussi ci al anasirul arba tubaab di ko wax les 4 éléments mooy safara ndox suuf ak ngelaw mais tamit ñeenti xibla yi am na ñu ni xibla yi nag juróom-benn la al jihatu sitta parce que dañ ci boole ci kaw ak ci suuf kon fa tabaarakallaahu ba mu nee juróom nag Cheikh Omar na ko juróom moo représenté les 5 prières de l'islam les 5 piliers de l'islam 5 piliers yi mooy baatu shahada bi moom ngay jàng ci durusul awal defe naa ci leçon yu njëkk yi kalimat shahada bi mooy bi ngay tudd teg ci aussi julli woor natt asaka aj màkka li ma ne sataa ilayhi sabila mu ni ko juróom yooyu nga xam ne ñoo tungoom lislaam mooy juróom Cheikhu ni tekk mu ni ko waa doo dem foofu nag déy na ko fa tabaarakallaahu Cheikhu ni ko wàññi juróom la yam mu ni ko waa nu mu mën a mu ni ko déet boo xësee ba ni juróom soo bëggee progresser looy wax juróom ak benn dégg nga da ngay dem jëli benn ni juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent mu ne ko taxawal 9 mooy neutralité parce que 9 mooy chiffre 0 ba tey ndax 9 bu taxasee taxaw loo ci dolli rek mu joxaat la ko soo jëlee 9 plus 1 10 la lay jox nga génne 0 1 taxawaat 9 plus 2 égale 11 nga def sommation pythagoricienne 1 plus 1 lu mu lay jox 2 day taxawaat mu ne ko 9 mooy néant waa ci xale bi 5 ans maa ngi toll ci mi ngi door a dal alxuraan xale bi 5 ans dalagul sax ndax bala muy dal la wax ak loolu sëriñam fa tabaarakallaahu tooñ na ko sax jàpp ci loxo bi dem ba ci baayam ni ko téel sa doom ki mënuma ko jàngal waaw ki mënuma ko jàngal mais waxin la sax parce que jàngal na ko fa tabaarakallaahu mu nekk ci alquran ji ba bi muy am 8 ans ci 3 ans la ko jàng 5 ans 8 ans muy 3 ans mu tari alquran moom Cheikh El Hadj Omarul Fouti à 8 ans mu tari alquran
bi mu taree alquran ba pare baayam jël ko teg ko ci loxo grand frère am maanaam ba tey génnagul ay mbokkam parce que al aqrabu awla ba tey Cheikh Omar génnagul ay mbokkam déglu leen baax li may wax ndajaayam Cerno Kira Xama moo ko dalal muy am 8 ans pare na alxuraan ñu jël ko teg ko ci loxo magam muy wax Alfahima Ahmad mook Cheikh Omar ñoo bokk ndey ak baay mais moo ko mag kooku moo ko jàngal tajwid ba alxuraanam rafet mu jox ko diplôme bu njëkk moo ko defal ijaaza bu njëkk ci tajwid mooy sa alxuraan rafet na kon génnagul ay mbokkam magam bu mu bokkal ndey ak baay ñu naan ko Alfahima Ahmad tabaarakallaahu ñu ni nag léegi nag les choses sérieuses war na tàmbali mooy jéem a dugg nag ci buntu xam-xam moom Cheikh El Hadj Omar baayam jël ko yabal ko dëkk bu ñuy wax Durbush mu ngi ci booru Boge ci ñi xam Fuuta Boge Durbush mu ngi ci booru Boge yàlla def Cheikh Bassamour bi fa nekkoon moo doon denc magam bu jigéen bu ñuy wax Fatima Tall kon ba tey génnagul ay mbokkam Cheikh Bassamour moomu moo ko formé ci xam-xamu fiqh moo ko formé ci xam-xamu luga muy littérature moo ko formé ci xam-xamu naxwu muy grammaire ak yeneeni branche nag waaye ñett yi moo gën a siiw ci ni Cheikh Bassamour moo ko jàngal Cheikh Omar te Cheikh Bassamour moom moo doon denc magam bu jigéen bu ñuy wax Fatima Tall kon ba tey génnagul ay mbokkam bi mu jógee foofu ñu ni jaar na dëkk bu ñuy wax Sénopalen muy dëkku Cerno Abdul Karim Jaawandu kooku ci génération bi jàngi woon Pire la bokk foofu nag la jànge Cheikhu Khalil tome 1 ak tome 2 foofu la jànge aussi xam-xam wa arud moom Cheikh El Hadj Omarul Foutiyu kon kooku dafa sonne daara avant tout dafa sonne daara bi mu demee nag ba mu leer ko ni peeg na afaanina ilmillaahi mbooleem branché xam-xami yàlla yi moom peeg na leen parce que lu jiitu joo loolu ci biir daara muy jàng alquran dafa am benn xaritam bu ñuy wax Cheikh Abdallah dañoo takkoo woon nag bés ñu toog comme xale yi ni ñuy waxtaane man bu ma màggee lii laa bëgg a doon man bu ma màggee lii laa bëgg a doon Cheikhu ni tekk rek bu ma màggee lii laa bëgg a doon Cheikhu ni tekk rek mu jékki-jékki Cheikh Abdallah ni ko ku ne ngi wax lu mu bëgg a doon yow Cheikhu loo bëgg a doon mu ni man de bu ma màggee bëgg naa yàlla may ma peeg afaanina ilmillaahi mboolem branché xam-xam yi yàlla yi ma peeg ko bëgg naa gannaaw loolu yàlla may ma moyen bu ma jógee fii dem ziyaari baytillaahil xaram dem Makka aji Makka ci xale boo xamante ni jamono boobu mi ngi ci 5 ans 6 ans xam-xam ma fees tel may ma moyen ma dem ziyaare ji yonent dem Makka Cheikh Abdallah ñibbi këram ci guddi gi di reer ak baayam jékki-jékki ni papa waaw fan mooy Makka papa ji wiccax loxo bi ni bërët ni ko foo dégg turu Makka booba seen baay yi sax duñ dégg Makka waxuma la ak ñoom mu ni ko papa de Cheikhu moo ko wax ca daara ja nee na daal bu màggee na ko yàlla may xam-xam may ko mu dem Makka baay bi nag daal di woo xale bi ni ko nag jot na ma bàyyi loola xel kii du xale kese-kese de kii du gone kese-kese bi ci des mooy Alfahima Ahmad magam bi mu koy jàngal tajwid dafa am bés
mu ni ko demal ci tool yi wattul ma picc yi parce que dañuy bu dugub dee focc dañ koy yàq dañuy dem di ko cof mu ni dem leen. fekk lu jiitu loolu Cheikhu bu bët sébbee ba ñu war a faru dugub ji bu ñëwee ci tool yi day fekk fi ñu teg jiwu bi rek mu tibb su tibbee day wax nangam nangam bu ma kenn laaj la muy tari nag xawma ko day wax nangam nangam ni ko tëf sànni ko picc yi bu ko defee xale yi ni waa Cheikhu looy def nii bàyyil jiwu bi ngay yàq mu leen yàquma ko de picc yi dama leen di jox seen wàll léegi bu ma leen joxee seen wàll léegi loolu mooy waral bu dugub tollee ci focc ñoom duñ ko laal xaw ma ban tool waaye bii duñ ko laal wallaay xaw ma ban tool la picc yi di laal waaye jox naa leen seen wàll pare na tool bii dina dem ba ñu muurloo ko duñ ko laal comme xam na loolu étant conscient mag ji ni ko demal wattu tool yi Cheikh El Hadj Omar ñëw ba ci tool yi ci xale boo xam ni ci ay 6 ans lay tolloog 7 ans mu xool benn garab gu féex rek mu dem tëdd fa commencé noppalu far nelaw këf ko naka la nelaw mag ji ñëw ci tool yi xool gisul Cheikhu mu xool gisul Cheikhu mu di ko wër ba gis ko fi mu tëdd di nelaw mu fàq yar ni ñaadam uti Cheikh Omar mel ni dafa am lu ni ko pëkk-pëkk Cheikh Omar ni bërët mag ji topp ko mu dàq ko ba mu sës ci dex gi Cheikhu jaar ci ndox mi di daw ci kaw ndox mi mag ji tiit parce que mosu ko gis yàlla la ajab ni ko déet wiññikul Cheikhu daw ba traversé ndox mi taxaw ca beneen rive ba mu ni ko waaw kaay mu ni ko déet yow picc yi laaluñu sa tool nga bëgg maa dóor mu ni ko dóoruma la ñëwal daal di damm yar bi Cheikhu jaaraat ci ndox mi ñëw ni ko demal vérifier tool bi bala nga may dóor picc yi laaluñu sa tool ñii jox naa leen seen wàll booba bët see béegul waaw ci xale bi 6 ans ci xale bi 6 ans loolu may ko mu dem ba jàng fànn yi am xam-xam doon ponkal moo xamante ni kenn xamul fu xam-xamam yam ak fu mu tàmbali ci la ni nag jot na pour ma dem embrasser l'autre phase mooy la xaqiqa jot na pour ma dem embrasser xam-xamu xaqiqa loolu moo ko génne ci moment yooyu nag ci la ko yàlla dajale ak Thierno Abdoul Karim Diallo ci moment yooyu muy génn ni day dem embrasser ji xam-xamu xaqiqa ci la ko yàlla dajale ak Thierno Abdoul Karim Diallo mu jox ko salaatul fatihi bu njëkk moo ko njëkk a jox wirdu Tijaan fekk Thierno Abdoul Karim Diallo mi ngi jóge ci la grande université de Chinguit en Mauritanie ñu koy wax Chinqit foofa la jógee ci sëriñam Seyid Mawlud Fall Seyid Mawlud Fall moomu moo nekkoon sëriñu Thierno Abdoul Karim Diallo moo ko jox salaatul fatihi may ko wirdu Tijaan mais aussi moo ko ijaazaal ba mu sañ a jox Cheikh Omar wirdu bi kon silsila boobu silsila bu wér la bu Cheikh Omar jote salaatul fatihi boobu tukkeegul bay gis Mouhamadul Ghali silsila boobu boo koy lim danga naan Cheikh Omar Foutiou Tall ni Thierno Abdoul Karim Diallo ni Seyid Mawlud Fall ni Thierno Mouhamad Hafaz As-Shinqiti Thierno Mouhamad Hafaz As-Shinqiti Cheikhu Tidiane ko jox wird direct loolu silsila da ko gën a wér waaye nag moom dafa préféré bi jóge ci Mouhamadul Ghali parce que daa gën a gàtt ndax da nga naan Cheikh Omar Mouhamadul Ghali Cheikhu Tidiane Cheikh El Hadj Malick Moulana moom boobu silsila buy bind ijaaza sax moom la daan jëfandikoo bu tuddee sëriñam Alpha Mayoro Wele
di ndajaayam nga xam ni moo ko tabbal ci tarixa bi moo ko may wird moo ko njëkk a defal ijaaza maam Alpha ba pare wëlbatiku yëkkati mbóoti Cheikhu Tidiane yi nga xam ni dafa nekkoon par intérim ci Mouhamadul Ghali ñu jox ko Cheikh Oumar jox ko directement Alpha Mayoro ci benn yor-yoru àllarba mu yëkkati mbóoti teg ko ci loxo Cheikh Alhaji Malick ne ko may sa sëriñ parce que maa la may wird man maa la jox sa ijaaza bu njëkk waaye nag à partir de là ici et maintenant yow yaay xalif général de l'Afrique occidentale wuutu Cheikh Oumar moom ndajaayam mu tàllal ko loxo ni ko Maodo yeesal ma xoolal boobu humilité mag ñi añaanunu woon mu yeesal ndajaayam ànd ak loolu lépp wax nañu ni ijaaza bi mu daan sukkandiku di joxe wirdi wi mooy bi mu jëlee ci ndijaayam moom Cheikh Alhaji Malick ku amoon xorma la ku mënoon a teral aussi mag la ku ko mënoon a jox aussi wàccuwaayam léegi nag mooy ndono Cheikh Oumar bu wér parce que Cheikh Oumar même bi mu nekkee ci jihaatam bu nekkee ci jihaat ji ba jihaat ji tàng day wax diw day lim ay tur diw yéen ci administration coloniale ngeen di mujj waaye li ma bëgg ci diine ji tariqa bi mbalaani wasifa yi jumaa yi jàkka yi daara yi il faut que Malick ñëw wax na ko foofu ci jihaat ji ci digg jihaat ji wax na ko ci Oréfondé Fuuta ñu ni ko taal mu ni Fuuta ñu ni ko taal mu ni Fuuta ñu ni ko taal mu ni jamono ngi ñëw tuuti ak ku mën a ut sëriñ ak foo ko mën a utee ji nag mu ni daa nga dëppaat ba dellu si ci doomi borom sër bii ndax fii ma taxaw ci Oréfondé ba doj wu ñuul wala may seen ci digg géej gi mooy doju Ngor dana ko lal ay mbalaani wasifa te yat du jóg léegi maam Cheikh Omar fi ma taxaw ba tundu Ngor doomu fawat wele ko yor di fi wax du ñëw ay bureau jigéen ju baax na mu ñu ko sopp si Hadj Malick barke mooy soxna fawat wele nango mu ñël maam Ousmane barke aca def leen ni sa danga jox maam Cheikh Omar sa danga jox maam Cheikh Omar hadiya tax na réew mi réew ci sa doom si nekk ko ne ta dooru ko dëkk handoo jigéen ju baax nangoo mu ñël sëriñam banque mooy soxna Fawa bi nangoo maam Ousmane barke aca def leen ni ca la waxee maam Cheikh Omar wallaay ca la waxee maam Cheikh Omar dama kan ca la waxee maam Cheikh Omar ca la waxee maam Cheikh Omar fii ma taxaw ba tundu Ngor dama Fawa di wele ko di ko waxtu ne ay jigéen ju baax nangoo mu ñël de ku so seen ay barke mooy maam Fawa di wele maam Ousmane barke aca def leen ni parasolu sunna layi mu bu shariha ñoom nga yor dafa xaqiqa ñoom nga yor sunu tariqa bi xanaa nangoo mu ñël ku sopp ko jaral ay tawaliyal wala ya be cenam ñaar yooyu rek moo nu fi dajale buñ ñu bégalee ba suñu xol féex ñu jox leen lu ñu dunde bu ñu fi jógee dunde tabaarakallaahu pour wax ni Cheikh Oumar wax ko ci benn place wax na ko Oréfondé moom la sëñ bi way léegi bu nekkaan ci jihaad ji ba mu tàng wax na ko waaye le jour de sa disparition muy vendredi 12 février 1864 bi mu jullee fajar ba pare dajale na ci peuple dogon bi fukki mag ak ñett muy 13 mu
mu ni leen jihaad ji fii la yem bëccëgu tay bi noon yee ko moom Cheikh Omar jihaad ji fii la yem bëccëgu tay bi noon yee ko moom waaye nag man damay disparaître duma dee loolu nag ñu ngi ko ciy dégg même ñi gëm ni dee na même ñi gëm ni Cheikh Omar faatu na nangul naa leen ko waaye bu fekkee faatu na tamit huwa hayyun fi qabrihi xam nga dégg ngeen li ma wax dama ni ñi gëm ni Cheikh Omar faatu na bañaluma leen ko lankaluma leen ko nangul naa leen ko waaye dinaa leen wax ni leen kon de huwa hayyun fi qabrihi mu ni mag ñi damay disparaître du ma dee damay disparaître ñu ni ko déet Cheikhu doo demee noonu ñun sa gannaaw boo demee fu ñuy jàpp mu ni tekk ba yàgg mun leen bi sirri aw bil jihaad yi bi sirri aw bil jihaad yi ci sirru bi wala ci jihaad ji ngeen may laaj ñu ni tekk ba yàgg xoolante ci seen biir kenn àddu ni ko bi sirri wa bil jihaad yi ñaar yëpp bi sirri wa bil jihaad yi Cheikh Omar ni tekk ba yàgg mu ni bil jihaad yi de ibni Amadou mooy Amadou Ségou parce que bi mu conquérir Ségou Amadou la fa samp lu tax mu samp ko fa ba pare daw utali Massina pour la conquête du Massina parce que dugg na Ségou conquérir na ko mais reyul buur bi parce que dafa daw mu jël ay turusam samp doomam foofu alxarbu xudaa il fut un grand stratège de guerre kenn du moom ci mim réew mu topp buur Massina buur Ségou fekk ko Massina pendant 3 mois ñuy xeex nuit au jour am na chiffres yi ñu ci joxe sax ni y a eu plus de 70 000 morts ci xeexam ak Massina te li tax mu doy waar mooy bi mu demee Makka ñëw ba Massina mu jël fa soxna jóge Massina pour bëtt Nigeria jëm ci palais Mohammed Bello mi ngi bàyyi soxna ci gannaaw mais ci retouram dañ ko wan beneen visage bu bokkul ak bi mu fa bàyyi woon parce que booba jóge na tukki indaale na ñaari titre mooy tiitru imaama jële ko ci yonent bi ak tiitru xilaafa jële ko ci Cheikhu Tidiane ci intermédiaire Mouhamad Ghadi waaw boobu personnalité kan moo ko àttan boobu xëy ba dafa xat ci kanam penc mu Cheikhu bët bu fa yendoo ku fay kilifa dana la buubaale moo tax la waaj a waxoon arabi yu ba fa xool yonent bi rek dugg ci lislaam ñu ne ko waaw lu tax nga xool yonent bi rek tub mu ni ashhadu anna hadha al wajha laysa bi wajhi kadab kanam gii ma gis mënul sax ci nit ba pare borom di nekk fenkat te nag al ulama warasatul Cheikh Omar mooy ndono Cheikhu Tidiane te Cheikhu Tidiane moo donn yonent bi moo tax personnalité boobu kenn àttanu ko bi mu dellusee masu nañu man ko beneen visage bu muy bëtt nag ci temps boobu lañ ko jaxase ak buur Ségou mu emprisonné ko 3 mois yow Cheikh Omar fa mu jaar ku fa jaar taq ban ñetti weer la ko tëj kaso buur Ségou
looloo tax bi muy conquérir Ségou il était animé par un sentiment de vengeance ndax daf ko tooñ emprisonné ko dañ ko libéré ci la génn complètement bëtt dugg Dingiraay foofu la construire nag sa première zawiya en 1841 waaw Dingiraay en Guinée kooku fi mu jaar ku fa jaar taqaban bu mu dajee ak Cerno Abdul Karim Diallo ba jël salaatul faatihi jël wirdi Tijaan yamu ca Cheikh Umar nee na topp naa ko ñetti at di ko tarbiyu at tarbiyatu nag bil himmati wal xaal nu ko sëriñ Babacar waxee ti sax bi himmatin aw bi xaalil hazatar bi yatan nihmal murabbimu ribul xaq yardaahu amat masayaw antijani aldar zawayaw amat masayaw aldar zawayaw tijan bi immatin aw bi xaalil hazatar بيتان نعم المربم ريب الحق يرضاه أمت مزاياه أمت مزاياه والدار الزوايا خليفة بن الحمد لله هذا سيق رباه خير الوجود الله في الله مولاه أمت مزاياه إيه كنت في يالا رتينا سيدنا محمد ياو أمت مزاياه الدار الزوايا شكي دار ربا بلا قلوة كن أصحابه على من أتستخاموا يا لله من أمت مزاياه بلدار زواياه أمت مزاياه بلدار زواياه خليفة بيبي إمكن أو بحال الأذى بيتاني والمربم Alhaj Malick laa koy daaneele waaye ci gàttal rek pour ne pas monopoliser aussi le temps fa tabaarakallaahu mu ni bi ma Cerno Abdul Karim Diallo joxee wirdu Tijaan topp naa ko ñetti at di ko tarbiyu te at tarbiyatu nag bil himmati wal xaal wallaay nee na ànd ak loolu lépp dajal naa ko lu ne moom Cerno Abdul Karim Diallo ndax topp naa ko ñetti at di ko tarbiyu ci ponkal mu toll ni Cheikh Omar te bul tëb am li mu am de dafa jaar fi ñépp di jaar nee na bi muy teqalikoo ak man nee na xisbu sayfi la bàyyi ci sama loxo te boolewu ci sax xisbul mughni Cheikh Omar a ko wax nee na bi may teqalikoo ak Cerno Abdul Karim Diallo nee na xisbu sayfi la teg ci sama loxo loolu la ma bàyyee tegu ci bokku boolewu ci sax xisbul mughni waaw kooku dafa jaar fi ñëpp di jaar kooku tëbul tëb am li mu am ku bëgg a am fa gaay la gaaya am fokk nga jaar fa gaaya jaar ku bëgg a am la gaaya am fokk nga jaar fa gaaya jaar la chak moo tax jihaatam gaa yi yabuñu ko de danaa ci mës a def sorti nag nga xam ni jihaat ji rek lay waxtaane jihaat ji rek tabaarakallaahu ci doju Bandiagara la waxee ni bisri bil jihaad yi ñu ni waa mu ni ibni Amadou topp leen Amadou Ségou ci jihaat ji wa bi sirri nag
mu ni soo Malick ari lu mu ca teg ah mu lakk leen pulaar soo Malick ari Tottenham waaw su Malick Fawad ñëwee te li may wax ni mi ngi ko wax le vendredi 12 février 1864 booba Maodo gane na àdduna waaye tout tànk la kon yëf yi du juddu du sant bu doon sant la Seydi Hadj Malick du wax ni sama kër santul si yàlla la sant ndax Cheikh Ahmed Tidiane Tall mi ma fi tudd léegi maamam mooy Taha doomu Cheikh Omar la Taha moo mag Cheikh Al Hadj Malick maamam Muntaga doomu Daha la moom la ñu jëlee fii Ndakaaru mu tëdd fi 30 ans fanweeri at tëdd ba guddi benn waliyu tëdd ba guddi mu géntu ko mu ni ko at yi ma waroon a tëdd Ndakaaru mat na ñu jëlee ko fii dara sikkul ci moom ñu yóbbu ko Louga fanweeri at la tëdd Ndakaaru ñu déterré ko dara sikkul ci moom ñu yóbbu ko Louga dencaat ko Muntaga moo mag sëñ Babacar Si ci ay at kon joxoñu Cheikh Omar boobu c'est parce que seeni boroom Malick lañ ci wóolu mu ni xaar leen Malick baada qalilin bu yegsee topp leen ko moo tax la naar ba wax ni fa malikun al maadi huna mislu malikin hunalika fi diinin wa ilmin tafaddula suñu yoon ci imam Malik suñu yoon ci Aboubacar Sadiq ñu ni ko lu tax mu ni fekke wuñu leen waaye am nañu leen ndax Seydi Hadj Malick mi ma gis moo taxaw taxawaayu imam Malik waaye Cheikh Al Khalifa mi ma gis ci wetam moo taxaw taxawaayu Aboubacar Siddiq kon ñooñu ñu téel salaatul fatixi daj ci lu ne ba mu yegg si fii ñu ni alfatixi li ma uxliqa bi ñu ko waxagul booba waa alamul naasut mooy fii ñu toog di waxtaan xamaguñ ci alamul jabarut dara alfatixi li ma uxliqa bi ñu ko waxagul booba waa naasut xamaguñ ci jabarut dara wal xaatimi li ma sabaqa ñu fexe ba la nekkoon ca alamul arwaax nekk ca alamul malakut te mottalikoogul yonent bi moo ñëw sallallahu alayhi wa sallam apposé signature am pour ñu doog a nangu arwaax yépp nekk mbindeef naasiril xaq bil xaq ñu fexe ba yow taalibe tijaan bi saa boo xëyee ñu ubbil la boo jàngee salaatul fatih ba ci naasiril xaq bil xaq nga visité al awalimi kulliha te wàccoo fi nga toog déggoo ma de ñu fexe ba yow taalibe tijaan bi saa boo xëyee jàng salaatul fatih ba egg ci naasiril xaq bil xaq sa ruux voyagé na visité al awalimi kulliha te wàccoo sijaada bi ngay wasifa wala mbalaan mi looloo tax Cheikh Tidiane am sañ-sañu ni ku bëgg a dem Cheikh Tidiane waxul kenn xaaral ma dem ñëw tibb jox la de déet ku bëgg a dem la wax moo tax kenn du forcer nit ki di ko jox tijaniya kenn du ci propagande aussi ku bëgg a dem nga fettasu man de bëgg naa dem mu ni kaay jënd carte membre carte membre mooy wird bi فبيدت وتبع وأقيم بألف فما للفرق في بين الكلام فندعو الله مولانا ممات طريقته فما أرجو المنام جلنكو فبيدت وتبع وأقيم بألف فما للفرق في بين الكلام فندعو الله مولانا ومات طريقته فما أرجو المنام دفني مريد الخرم
لمن فندع الله مولانا ومات طريقته فما أرجو الملا مجنب كشمس في سماء على زوال يرى الله سأب والحمام فندع الله مولانا في قوم طريقته فما أرجو الملا إخواني فمن أين الوصال إلى طريق فمن أين الخلود ترى الخيام فندع الله مولانا ورد لن طريقته فما أرجو سيد بكر على تبنوا وأذنا أي وجه النحن بخير الله تناسب الختام sa waay moom bëggul jàmm moom ndeysaan dalay kirig moom dalay kirig te guddi na tabarakallah nu mu ko waxee sax fa baydatuhu wallaay ndeysaan nen ci tariixa cheikh Serigne Babacar Sy nee na ku ma ko wecci junniy waliyu yu bokk feneen ma bañ lànk na voilà kan mooy nen ci tariixa cheikh loolu laa bëgg kan mooy nen ci tariixa cheikh laay laaj